man la Daouda Diouf nekk candidat bu mouvement ànd soqali suñ gox bu Touba Toul ci élection yi nga xam ne ci lañ jëm mooy élection yi ñuy tànnee njiitu gox yi ak gox-goxaan yi. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag ginnaaw bi mu ñu mayee ñu teewe fii ndaje mi ndax ku ne xam na ne depuis ñaari at dañoo nekk ci contexte bu doy waar contexte boo xam ne ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan ci kaw loolu sax ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp rek yàlla suñu borom yëraleem xare leen aljana waaye ñi nga xamante ne aussi ñoom la feebar bi dal yàlla dimbal leen ba ñu dellu siwaat ci seen sago donc di wax ne jafe-jafe yooyu yëpp am fi tax na ñu ngi ñaanal ñëpp rek at yii di ñëw mu nekk at yoo xamante ne atu naataange la waaye mu nekk at yoo xam ne at yu ñuy dolli yaakaar la ak dolli li nga xamante ne aussi mooy suñu nekkin ak suñu am-am di wax ne rek commune Touba Toul nekk na commune boo xamante ne mbas mi ku ne xam na ne ñëpp la dal donc commune Touba Toul bokk na ci commune yi nga xamante ne vraiment mbas mi laal na leen trop waaye nag loolu dafa yokk rek ci li nga xamante ne mooy yorin bu bon bi nga xamante ne ni yor nañ ko commune Touba Toul te kenn defu ko lu dul maire ak équipe bi nga xamante ne nii ñoo nekk en place di wax ne population yi ñu ngi gën toujours gis ngeen ko di manifester wu di fësal li nga xamante ne mooy seen naqar ci li nga xam ne mooy ñàkkum ndox mi ndax dëkk boo dem tey dëkk yu bëri ci biir Touba Toul ñu ngi jooy li nga xamante ne mooy ñàkkum ndox mën nañ ci jël exemple lu dëkk bu mag bu toll ni gàdd xay nga xam ne ndox ma wax dëgg si yàlla population yi ñu ngi souffrir di am ay problème pour mën a am ndox mu ñu naan te noonu lañ ko mën a citer ci 96 villages yi nekk biir Touba Toul yëpp. li nga xam ne aussi mooy wàllum courant mi nekk ay difficulté ndax tey Touba Toul bu nu doon jël téeméer mën naa ne fanweer bi rek ñoom ñoo ci mën a jot ci li nga xam ne mooy wàllu courant di wax ne rek kon juróom-ñaar fukki yëpp ñu ngi toog nekk ci ak lëndëm ci kaw loolu ñuy wax ne bu ñu xoolee niveau national sur le monde rural nga xam ne Touba Toul ci lañ bokk daanaka téeméer boo jël juróom-ñett fukki yi am nañ ci li nga xamante ne mooy courant waaw di wax ne aussi am na ay communes yoo xamante ne ñu ngi nekk ci suñu côté muy commune Ngoundiane ak commune Réfane tey boo fa demee village yi yëpp am nañ électrification donc loolu di wane rek li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne commune Touba Toul mu ngi koy dund ci wàllum courant beneen bi ci topp mooy wàllum wér-gu-yaram gi ndax gis ngeen ne tey Touba Toul juróom benn poste de santé rek moo fi nekk ci 96 villages population boo xam ne toll na ci juróom fukki junni ak juróom yu tegal te ñi nga xamante ne ñooy waa programme national de développement sanitaire nga xam ne tey ñooy saytu li war wér-gu-yaram bi fii ci Sénégal dañoo wax ne dëkk bu demee boo am juróomi junniy nit rek war na am benn poste de santé kon bu nu ko méngalee ak li am fii Touba Toul am na manquement ay poste de santé yu bëree bëri ndax benn poste de santé ci biir Touba Toul mu ngi couvrir li nga xamante ne mooy juróom-ñeenti junniy doomu aadama donc di wax ne rek beneen bi mooy dem beeg dikk bi ndax ku ne xam na ne Touba Toul ay zones yu ci bëri dafa enclavé wu nawet bi sax pour nga dem fa problème la te loolu lépp li ko waral mooy amuñu ay piste de production maanaam ay rang-rang wala boog ay tali yoo xamante ne dina mën a dem ba ci dëkk yooyu pour que ñi nga xam ne ñooy population yi nekk ci dëkk yooyu mën di dem di dikk di ñëw fi nga xamante ne vraiment mooy biir dëkk bi. beneen bi ci topp mooy éducation gis nañu éducation bi am na ay problèmes yu bëree bëri yu ci am gis nañu abri provisoire yi ni mu bëree te loolu dafa am aussi li ñuy wax le programme paquet programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence pour l'éducation et la formation mu wax ne fii ak 2023 bëgg nañu Sénégal dootul am benn abri provisoire maanaam benn école boo xamante ne ay saket wala ay mbaar la ñu koy defaree beneen bi aussi muy suñu jigéen ñi nga xamante ne ay jigéen ñu jàmbaare lañu ñu soxla ay financement mënuñu koo am te toog ci dëkk bi mënuñoo liggéey pour jàppale seen i jëkkër waaye pour jàppale seen i njaboot loolu nekk problème noonu aussi la nekkee problème ci ndaw ñi nga xam ne ñoom it
dañoo am problème mu financement ba tax daanaka li ñuy wax exode rural ndaw ñi ñëpp jóg daw aw Dakar te bu ñu demee aussi di fa am ay difficultés beneen bi difficulté yooyu yëpp bu ñëwee yokk ci li nga xamante ne mooy wàllu suuf mi nga xam ne problème la ci Sénégal waaye particulièrement dafa gën a nekk problème fii nga xamante ne mooy Touba Toul ndax ñu ngi caqatee suuf si di ko dagg di ko joxe ci anam boo xam ne population bi yëguñu gëntuñu ndax exemple bi ñu ci mën a joxe rek mooy boo gënee Touba Toul jëm Xombol c'est plus de 6,5 kilomètres daanaka 7 kilomètres te boo xoolee loolu lépp dagg nañ ko ñu ngi interpeller le sous-préfet mi nga xam ne mooy l'autorité administrative mu def ci loolu ab l'enquête boo xamante ne dina mën a édifier l'opinion publique ñëw ñu xam population bi xam suuf soosu naka lañ ko dagge ñan lañ ko jox mën nañ ci citer aussi exemple Ndukumaan nga xam ne foofu yëpp dagg nañ ko jox ko ay nit ñoo xam ne ay boroomi xaalis lañ te population bi amuñu dara loo xam ne ay retombées lañ loo xam ne muy jeunesse bi muy ñeneen ñi am nañ ko ci. beneen bi ci topp mooy wàllu état civil ndax tey commune buy dox état civil bi dafa war a dox te gis nañ état civil yu Touba Toul wax dëgg si yàlla mu nekk problème ndax déjà da ngay dem sax pour war a xool sa extrait nga dem yenn saa yi nga fekk numéro bi dagg wala tur bi sax dootoo xamee ban tur la te loolu lépp dañu ko war a dépasser ndax adduna bi dafa toll foo xam ne nit ñi lépp lu ñuy def ci informatique lañ koy def kon li problème bi rek mooy li nga xamante ne mooy fichier yi te defuñu ko ci fi nga xamante ne mooy informatique bi. donc di wax ne aussi problème yooyu dinañ ci yokk rek li nga xam ne tout récemment gis nañ ko ndax bi ñuy ñëw man mii ci laa bokk ñi nga xamante ne ñu ngi ñëwoon di ut ay résidence pour war a dem bindu ci waru liste électorale yi dañoo dem yóbbu li nga xam ne mooy signature bi délégué ko ci benn boutique boo xam ne il faut nga def 20 minutes nga dem ca boutique ba toog borom boutique ba di jaay ngay toog di ko xaar pour mën a simplement mu signer la li nga xamante ne mooy sa extrait boobu wala sa certificat de résidence boobu mu nekk situation boo xam ne dañ koy déplorer ndax mënuñu déployer toute une administration yóbbu ko ci benn boutique boo xam ne borom day liggéey ñu yóbbu ko ca képp ku bëgg a ut résidence ñu ne la demal foofu ñu signer la képp ku bëgg a ut extrait ñu ne la aussi yóbbu ko foofu. donc di wax ne rek jafe-jafe yooyu yëpp ak manquement yooyu yëpp tax na Touba Toul tey bi ñuy nat communes yi yan commune ñoo ci gën a performante maanaam yan commune ñoo ci gën a jàmbaare ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey Touba Toul ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari commune Touba Toul mu ngi jël rang wu maanaam ñeenti téeméer ak fukk ak ñett kon loolu ñu gis ne vraiment rang bu bon la ci biir Touba Toul ak potentialité yi mu am ak Touba Toul li nga xamante ne moom la am lépp vraiment bu fekkee ne am na rang boobu war nañu toogaat xoolaat suñu bopp waaye itam war nañu toogaat xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jiite. di wax ne rek population yi dañ leen a fulaalul te ki ci jiitu mooy ki nga xamante ne mooy maire bi fi nekk nga xam ne nekk na fi presque 20 ans nekk fi te wax dëgg si yàlla amul benn volonté politique maanaam gisuñu daal dara lu mu def loo xamante ne ay effort la yuy wane ne kii kat mën na bëgg na jàppale li nga xamante ne mooy population di wax ne aussi ñi nga xam ne ñooy population Touba Toul jot na nag ñu xam ne après 20 ans daanaka parce que depuis 2002 la fi nekk donc après 19 ans bu fi maire nekkee te wax dëgg si yàlla anam bi nga xam ne moom la yoree commune bi anam bi baaxul ñu gis ne aussi anam bi day am parparloo kale laay defal parce que moom ma voté loon kee duma ko defal sama yoon du nekk ci moom te mu jiite ñëpp ak yeneen yoo xamante ne gestion bu baaxul la yooyu yëpp war na mën a tax vraiment ñu xam ne li nga xam ne mooy mairie bi muy conseil municipal bi ak bureau exécutif bi wax dëgg si yàlla démissionné nañu ci li nga xamante ne mooy yorinu commune Touba Toul donc di wax ne loolu rek tax na population Touba Toul chaque jour rek ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu ko doon xayma tey fii ba suba du ñu fi jóge di wax ne nag ay élection locale mu ngi ñëw ñu war ci tànne ñi nga xam ne ñooy jiite gox yi ak gox-goxaan yi loolu aussi di wax ne importance bi mu am population yi war nañ ko xam ndax tey bu fekkee dañuy tànn ki leen war a jiite ki war a jiite seen commune waaye ñi nga xamante ne aussi ñoo war a nekk ay conseillers ñu délégué leen ñu war a jóge ci dëkk yooyu
population bi war nañu xool bu baax a baax kon kan la ñu war a tànn di wax ne jot na nag population Touba Toul jël mairie bi jox ko benn équipe duñu ko jox sax benn nit muy def lu ko neex di defal ñi ko neex nañu ko jox benn équipe boo xam ne comme équipe bu mouvement ànd suxali suñu gox nekk équipe bu jeune bu dynamique boo xam ne tey mën nga ci génne compétence yépp waaye itam ñu bokk ko ak ñeneen ñi nga xam ne suñu ay frères lañu suñu ay collaborateurs nekk ci biir commune Touba Toul ñun ñëpp ñu liggéey ensemble jeunesse bi tey boole seeni doole ak seeni xam-xam seeni am-am ak seeni mën-mën ak seeni relation pour mën a jëmale Touba Toul fi nga xamante ne mooy ca kanam donc di wax ne mouvement ànd suxali suñu gox nag loolu du ci des gannaaw danañ ci dem te itam mouvement boobu li nga xamante ne nii moo ko sos mooy ay nit ñoo xamante ne dañoo waxtaan yàgg a waxtaan bi ñu waxtaanee dal di gis na tey suñu commune war nañ ko taxaw ñu ne nag kon nañ leen toog autour d'une table xool naka lañ koy taxawoo donc loolu bi ñu ko defee ñu ne nañ leen créer mouvement bu ñuy wax mouvement ànd suxali suñu gox ànd suxali suñu gox nag nekkul rek loo xamante ne nii ab slogan la waaye dafa nekk loo xam ne dafa bëgg a ñëw pour dindi population Touba Toul ci jafe-jafe yi nga xamante ne ci lañ nekk ba tax na depuis ba ñu ko créé muy avril 2019 mu def ñaari at ak genn wàll noppiwuñu di dem ci population yi di waxtaan ak ñoom di xool seen i jafe-jafe di xoolit li nga xamante ne moo manqué ci dëkk yu ci nekk ndax population yi il faut nga jegeñ leen pour mën a xam dëgg lan la ñuy dund loolu permettre ñu def li ñuy wax un diagnostic participatif communautaire maanaam dëkk bu ci nekk ñu jéem a xool la nga xamante ne nii moo fa manqué ñu boole ko muy maanaam jafe-jafe global yi commune Touba Toul ba tax na ñu teg ci li nga xamante ne mooy programme te programme boobu aussi mu am benn vision boo xamante ne mandat bi ñu jëm bu fekkee ne jox nañ ñu ko ñu fexe ba Touba Toul nekk commune boo xamante ne fu waay nekk di nga bëgg a ñëw Touba Toul waaye mu nekkit commune boo xamante ne dana am ay infrastructure socio-économique maanaam mun am ay écoles yu doy ay postes de santé yu doy am ay cadres de santé yu doy waaye itam mu nekk commune boo xamante ne ni ñu ko gérer baax na gouvernance bi nekk gouvernance boo xamante ne day leer ci askan bi yëpp waaye itam ñu nekkal fi askan bi yëpp. loolu aussi bi mu amee programme bi comme ni ma leen ko waxee teg nañu ko def nañ ci ay points yu bari ci li nga xam ne mooy wàllu économie. waaye ci li nga xamante ne aussi mooy wàllu social bi waaye itam ci li nga xam ne mooy wàllu gouvernance bi donc di wax na rek mouvement ànd suxali suñu gox boobu ginnaaw bi ñu defee diagnostiku jafe-jafe Touba Toul yooyu dañoo am programme boo xam ne programme bu am solo la ci biir Touba Toul ba tax na élection yi jëm ñu fas yéene cee taxawaay bu am solo di wax ne ñi nga xam ne ñu ngi ko doon laam-laamee est-ce que mouvement bi dina dem est-ce que am nañu ay moyens est-ce que mouvement ànd suxali suñu gox day dem ci élection yi nga xamante ne ci lañ jëm ñu ciy tànnee ñi nga xam ne ñoo war a jiite gox yi ak gox-goxaan yi soit ñu dem ànd ak suñu ay nawle wala boog it ñu dem man suñu bopp waaye lu ci mën a am mouvement ànd suxali suñu gox dina ci am taxawaay bu am solo ci biir élection yi nga xam ne ci lañ jëm di wax ne aussi jot na nag. ndax am na ay défis yu ñuy xaar suñu kanam kon jeunesse su Touba Toul ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ñu booloo parce que li fi nekk nag booloo rek mooy tax ñu jële ko fi Touba Toul soxla na ko kon ñu ngi lancer un appel à la jeunesse de Touba Toul yéen ñëpp ngeen ñëw ñu waxtaan jéem a ànd jéem a booloo fexe ba commune Touba Toul nekk commune boo xam ne nii ñi koy yor léegi dina nekk ay nit ñoo xam ne am nañu compétence bi waaye am nañu capacité bi waaye aussi am nañu yërmande ci li nga xamante ne mooy seen population. donc di wax ne rek du ma jeexal samay kaddu sans ma remercier ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal depuis 2 ans et demi bien avant même ñu nekk ay nit ñoo xamante ne ñu ngi ci biir mouvement ànd suxali suñu gox muy ñii toog nga xam ne di boole seen i doole lu ñu am ak lu ñu amul di suñu am bu ndaw ñu koy jël di ko yóbbu ci population yi di waxtaan ak ñoom di xool seen i jafe-jafe waaye itam di leen sant parce que ñu nekk équipe boo xamante ne équipe bu suude lañ. équipe boo xamante ne équipe bu jàmbaare lañ équipe bu dynamique lañ koo ci yee 2 heures du matin ne ko kaañ dem sax mu jóg parce que askan bi rek moo leen ñor parce que Touba Toul rek moo leen yitteel kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ne aussi ñu ngi wax waa Touba Toul yëpp ne leen am nañu yaakaar ci yéen waaye itam am nañu gëm-gëm ne bu ñu demee boo le soir maanaam ngoonu 23 janvier
muy ngoon gi nga xam ne ci la ñuy joxe résultats yi ñu am victoire boo xamante ne dina nekk victoire bu leer ñun ñëpp ñu joxante loxo liggéey li nga xamante ne mooy suñu commune muy commune Touba Toul. yaakaar naa nit fu mu nekk ñaar fukki at te defu fa dara loolu mënuñu ko jàppee ñàkk a bëgg waaye ñàkk a mën la ndax ku ne xam na ne maire bi fi nekk déjà équipe bi nga xam ne ñoo ko entouré nekk na ak ab équipe boo xamante ne amuñu njàng mi te itam ab équipe la boo xam ne vraiment ay mag rek ñoo ci ëpp ñoo xamante ne amatuñu dara loo xam ne dañ koy perte ñooñu ñoo ko wër ba tax na moom ci boppam wax dëgg si yàlla même bu bëggee sax mënul ndax tey ku ne xam na ne ak acte 3 de la décentralisation tey communes yi ñoom ñoo yor seen ëllëg maanaam naka la ñuy def ba développer communes yi ñoom ñoo ko yor te loolu tax na kenn ku ci nekk fa nga xam ne fa nga nekk muy sa commune yow yaa war a xool la koy jëmale kanam bu fekkee ne da ngaa nekk ci commune nag daanaka lu mot ñaar fukki at te yow xooloo lu koy jëmale kanam te defoo ko daanaka loolu mën nañ ko jàppee ak télé te ku ne xam na ne moom mi nga xamante ne moo fi nekk ak équipe am wax dëgg si yàlla ni ñuy yoree commune daf ko dépassé te jamono bi ñu nekk ak àdduna bi ni muy doxee wax dëgg si yàlla de loin daf ko dépassé kon mën nañu wax ne rek loolu ñàkk a mën la te wax dëgg si yàlla nag ku mënul bay woo lu yàqu yow d'abord dañuy jël électrification rurale dafa nekk point boo xam ne point bu am solo la nga xam ne président de la république depuis 2012 dafa wax ne électrification dafa nekk li nga xamante ne man mooy sama priorité boo tax na gis ngeen programme yi fi nekk état bi teg ko muy ay PUDC ay ASER ak itam gën a dooleel Senelec pour que gox yi ak gox-goxaan yëpp mën a am électricité te adduna bi dafa am lu ñuy wax les objectifs de développement durable ci kaw objectif yooyu nga xam ne Nations Unies ñoom ñoo ko teg dañoo wax ne adduna bi dañoo bëgg électrification universelle maanaam muy gox gi ak gox-goxaan yi ci adduna yëpp am électricité balaa ñuy dem fii ak 2030 maanaam fukki at ci kanam Sénégal à travers le plan Sénégal émergent dal di wax ne ñun duñu xaar sax 2030 waaye 2025 rek la ñu bëgg a am li nga xamante ne mooy électrification universelle maanaam dëkk yëpp ci Sénégal gox gi ak gox-goxaan yëpp am courant balaa ñuy yegg 2025 kon bu ñu tolloo foofu nga xam ne ñu ngi ci 2021 Touba Toul au lieu que ñuy wax sax ay 50% taux bi dem na ay 70% tey Touba Toul bu ñu la nee taux bi jegewul sax 30% kon y a problème te structures yi ñu ngi fi ñi nga xamante ne aussi ñoo leen di dooleel muy ay Senelec ak yooyu yëpp ñu ngi fi waaye gis nañ ne maire bi fi nekk deful benn jéego gis nañ ne sax en 2019 dem na ci ay dëkk yu bëri yoo xamante ne dafa jël ay lu mot ay fukki poto lampe ak juróom tegal leen ko fa ne leen dinaa leen andil courant bu ngeen voté dinaa leen andil courant ñooñu taxaw di xaar ba nii may wax ak yow poto yaa nga fa di maxe ba léegi andilu leen benn courant. waaw donc di wax ne dëkk yu mel ni Newraan ak dëkk yu mel ni Ndadeen dëkk yooyu yëpp daanaka andil nañ leen ay poto andi nañ ko Kerlaman gi ndax bu ñuy wax ne Touba Toul am na courant biir Touba Toul chef lieu de la commune am ay zone yoo xamante ne yu ci mel ni Kerlaman ba léegi mënuñu am courant loolu wax dëgg si yàlla télé maire bi nga xamante ne moo fi nekk moo ko waral. waaw couverture maladie universelle aussi nekk loo xamante ne aussi président bi daf ko bàyyi xel ba tax na def na ci ay structures décentralisées région boo dem am na benn service boo xam ne teg na ko fa rien que pour loolu mais boo xoolee couverture bi ba léegi problème da cee am ndax boo xoolee li nga xam ne nii poste de santé yi moom lañ leen lépp ba léegi daanaka feyuñ leen ko mu nekk ay millions yu bëree bëri ba tax na léegi couverture boobu daanaka doxul ni nga xamante ne noonu la war a doxee te Touba Toul gi tey bu ñu fi ñëwee daanaka doo dégg sax ñuy wax couverture maladie universelle ndax tey mën na nekk loo xamante ne population yi boo leen ko waxoon sax du ñu xam lan la waaw ndax kenn waxu ci te it kenn defu ci te it kenn jógul def benn effort buy wane ne nit ñi kat wax dëgg si yàlla volonté président de la république boobu muy couverture maladie universelle volonté boobu dinañ ko ci jàppale fii ci Touba Toul pour que population yi mën ci bénéficier wu. dafa jot tey population bi képp koo xamante ne ni taxaw na di laaj mairie ci Sénégal population ba dafa jot ñu laaj la lan mooy sa programme ndax itam ñëw ci askan bi rek naa leen su ngeen ma folee dinaa leen def li wala yor sa xaalis di ko tuur askan bi pour ñu voter la loolu moo andi problème yi fi xew
te suñu ko bawul mooy andiwaat yeneen problème yi nga xamante ne mooy ñëw tey képp koo xam ne yaa ngi taxaw di laaj mairie Touba Toul population bi nañ la laaj lan mooy sa programme mu nekk un programme boo xam ne yéen a koy teg waaye mu nekk un programme boo xam ne population yi aussi dinañ ci dugal seen loxo dugal ci seen xalaat mu nekk un programme participatif ci sama discours wax naa ne am nañu programme participatif boo xam ne ñun ak population bi ñoo ko tëgg programme boobu nag wax naa axe ñetti axe yi nga xamante ne mooy économie ak sociale ak gouvernance loolu lépp nekk ci li nga xamante ne mooy suñu programme waaye itam loolu nekk programme boo xamante ne nii bind nañ ko ba teg ko ba fi ak quelques jours dana disponible ci population yi képp koo xam ne soxla nga ko wala képp koo xam ne tey yaa ngi laaj lan mooy suñu programme ñu jox la ko nga xam ne ñun li ñuy def dañu ko maîtriser waaye li ñuy def aussi danoo dem ci population bi laaj leen seen xalaat ba kenn ku ci nekk jox ñu sa xalaat ñu mën a boole xalaati population bi ak suñuy xalaat tëgg ko muy programme bu leer. ñu ngi inciter aussi ñi nga xam ne ay candidats lañu ñu def noonu bu ko defee population bi du ñu juum danañu xam kan la ñu war a jox lenge yi pour mu jiite commune Touba Toul